dëkk lay doon yooyu yëpp dafa baax xàmme te bari na kuy wax maam njare fii boo ko woowoon mu waat nga tegal ko kaamil gisu ko bari na koy wax nii di ndëppaaxa wallaahi du jeex déggoon na suñu communauté mais bu jëkkoon suma ñoom pap biñ fi nekkee kii fekk na leen fi mag ñi luñ la wax du dañ moom buñ soloo sax jëm si yow di nga xam ne ñii ñëw si yow yeneen nit lañ parce que yàlla leen dimbali woon ñu sell maanu luñ la wax dëgg la si ñoom duñu fen duñu lekk lu lewul magi lébu yi noonu lañ meloon de dunde seen ñax moo tax dañu puissant kenn sañu lu woon def dara sax te doo leen consulter parce que booba man nañ seen bopp duñu tappale boo gisee sax ñu di ñu noggatu nii léegi loolu la gars yi dañu wax rek bu ñu gars yi noggatu woon fii dara du xew parce que bari na koy wax fii bu tàngee sax da ngay daw yàllaay nangu ñaan jullit moom dañ la wax defal li nga war a def rek mais li si des moom yàllaa koy nangu. waaw mais yàlla dina nangu ñaan jaam bi nga yëg ko nga xool situation xam ne yow kat yàlla nee na la waaw donte sax xëy na du waaw bu entier waaye waaw am na lu mu ci nangoo. waaw mais africain yi bu leen yàlla mayul woon ñuy ay xeet yoo xam ne dañuy ñaan ci alxuraan ak cosaan yëpp kon feebar bi dina gën a garaaw Sénégal doon de la am na ñoo xam ne ñu mën nañu defal seen réew lu ne te kenn du ko yëg. waaw ab kii sama xarit la yëgu ko bi may jënd nag woowuma ko ne ko jox ma 10 000 bi may dem ilu Madeleine Gorée fële kenn yëgu ko te bien avant monsieur Faye ma fan capitaine Faye mooy woon conservatoire waa séeréer la damay dem daaw jéeg di fa dem ma wax ko ne ñuy dem ànd ak ay béninois ñu sol yëre yu gàtt di dem ilu Soumbédioune boobu moom man ngaa fowi fu ne ba mu des boobu foofu soxna si foofu ku xam dara wala nga yëg dara boo fa demee di nga xam ne fii du fowukaay parce que île bi bu Yoff boo taxee xam nga jàkkaarloo gis boo dem ba léegaal da ngay dem teer yéeg mais îlu Soumbédioune boo fay dem da ngay wëri île bi gannaaw la jox tefes gi te dafa am bunt bu géej gi ginnaxee kenn du dugg kenn du génn boo fa duggee géej gi ginnax doo génn da lay tëj bunte la dafa am bunt nii da ngay ñëw comme bunte bi nii dugg ci île bi mu am ay barab magi lébu yi dañ lay wan mag ñii fi newoon mag démb ñi biir bàmmee dañ lay wan seeni place foofu ba Yoof ba Ngor Ndakaaru mag ñi île bu garaaw la te man daal ku fa dem dogu ci li ngay ñaani yàlla dina ko nangu île bu garaaw la loolu xaw ma war nañ ko fonga de ma wax capitaine Faye gis nga lii na dakk île bi du île bu ñuy fooy ma wax ko Jibi Samb bu fi toogoon nag ma ne ko Jibi île bi dina am lu fa xew avant accident booba ma ne ko lii ma gis gars yi di ko def commencé ko fréquenter comme Ngor ak Gorée léegi am lu xew si île ah kay Jibi Samb bu fi toogoon ne sal liggéey waxoon na ma ko ma ne ko noo def gaal këpp fa parce que ñafa ne duñ ko nangu xale yaa ngi fa commencé dem di ànd ak ay jigéen di ko fréquenter mais bi gaal gi këppoo daf ma oo ne ma ne ka Jibi yow la bett mais man bett ma dafa am place yoo xam du pour fo foofa dem ngeen fa ñaan pour yàlla yëg nañ déggoo man la yi amul 2 mois def naa si presque 500 000 sama xaalisu bopp yàllaa ma dimbali woon ma am marché liggéey gañe sama xaalis communauté bi tamit mënoo yenu seen doom bu tànk ba pare te bu def jotee boo amee doo leen nangoo defal mënul nekk am sa communauté dara dal ko wala sa réew nga am yow di wër di laaj pour ñu jox la pour nga def kon kay li nga yenu li nga doon na du yow. communiqué nañ ci télé bi am nañ télévision locale fii man tamit maay président parent d'élèves yu lycée Yoff bi ñu waree tàmmali njàng dama ut matériel yu bari samay wóllëre jàppale ma
ma ñëw ay masques yu doy yóbbul ko élèves yi yooyu yëpp def nañ ko communiquer ut mi léegi booba man am naa personnel la ngi doon liggéey moom maa mbas mi ñu teg eau de javel teg ndox teg yëpp teg savon teg gel ñiy liggéey ñu utal leen ay masques ñu ku dem toilette ba ñëw boo yooyu yëpp def nañ ko communiquer ak waa Yoff wax nañoo ñoom ci télé bi waaw wax ku nekk matuwaay bii nga war a jël pour ñu moytu bii julli jotee tamit noonu lay boo demee jumaa Yoff tey àjjuma chaque àjjuma ñu nga fa daje distanciation bi gel raxasu bu jumaa ji feesee ñu tëj cour bi bu feesee ñu tëj chaque jour waa Yoff ñu ngi julli te noonu lañ koy organiser julli it bi tamit noonu suñu de passage maa ngi nuyu le khalife général des Layènes njabootam yi waa vision 129 jàppale waat waa jumaa Yoff may leen ay drapeau yoo xam ne dañ koy samp pour mën a respecter distanciation bi waaw loolu def nañ ko waaw communiquer nañ wax nañ njaboot yi waaw vraiment loolu def nañ ko si. nañ ko déggoo man la am na benn 24 heures rek suñu quartier bi presque genn wàll gi yëpp lañ quarantaine si commune xam nga communication dafa garaaw boo ne benn xale jël utiliser Facebook bi rek wax ne famille diwo am na rek mais après ñu ñëw presque wër quartier bi ñaari quartier yi mbéngeen nga ko jël ñu bari yóbbu leen quarantaine heureusement yàlla mu ju dimbali nañ ko waxe woon demeewul noonu. mais am na fi suñu mbokk yoo xam ne amoon nañ ko suma sœur jëkkëram maam Ousmane sœuram amoon na ko maam Kumba moom dafa demoon di faju benn dispensaire rek ñu wàll ko foofu moom dem faju dem ñu yóbbu ko Fann fa la fajoo ba génn dawee ñëw fii tey mu ngi taxawu sax ak am bu feebar dawuñu leen ku feebar wér mooy feebar la rek boo feebaree dem faju bu wér jaratul nit ñi di la daw waaw loolu daal dund nañ ko fii vraiment am na ñu ko fi amoon ñu ngi fréquenté nit ñi ñu ngi dem ak ñoom li ñaa ngi leen di seeti ñu ngi ñëw si kër yi parce que bii dëkku mbokk la xam nga kenn du daw sa mbokk waaw lu mu metti tey jii bu doon sax day wàlle moom bu amee nu mu demee rek gars yi dem jegeñ ko waaw am ñi mu nekk ci seen loxo ñu war ko wéyal war ko doxal te wax na ne répartition des tâches dafa am kiy faj mooy faj su joxee ndigal nañ ko topp kiy jàngale mooy jàngale moo ko xam su joxee ndigal nañ ko topp kon boog ku nekk am nga responsabilité ñun nag waa Ahlu Zahir ñu ngi dox suñu Zahir ci programme ànd aar aaru mais nag wax ne ku nekk ci domaine ba nga mëne ba nga xamee defal la nga war def ngir mbir mi jóge fi ñiy recherche pour xool lan mooy Covid naka lay doxe naka lañ koy moytoo nekk ci laboratoire yi ñu ngi leen di encourager nañu liggéey seen liggéey ca biir laboratoire yi docteurs yi nañ toppatoo malade yi sëriñu diine yi nañ ñaan ci alxuraan nañ koy defee ñi nga xamante ne ñoo yor aada nag xam lu fi mag yi bàyyi woon nañ ko doon doxalee démb ñoom tam ñu def ko alhamdulilah rabbil alamin nañu tiite woon ci mbir mi demeewul noonu wante ni muy demee ba tey metti na parce que benn rangooñ bu tuuru yàq na lu bëri ndax kenn warul jooy kenn warul am naqar te ku am feebar ci ni mu demee nii ñu ne feebar nga on voit ce que ni muy demee saltige wax na la ko benn quartier ñu jël moitié quartier bi yëpp yóbbu en quarantaine c'est la catastrophe ñun dal nañu emat laasanaa mu ngi nii dañu dem formation le lendemain waa district sud ooñu nañu fa ngeen demoon formation il y avait 2 contaminés ci biir formation ba on a passé la journée ensemble ñu sonné alerte te laas moo organisé woon formation ba ak baaba ñu yóbbu ñu mobiliser emat ñëpp la ñu yóbbu test am na sax ñu doon bëgg a daw waaw parce que jamono jooju feebar bi nañ ko doon waxee da ngay tiit c'était la panique bi ma ootee réunion di wax ak gaañi mais c'est extraordinaire laasana li muy vivre moom nii rek su la ko nettalee da ngay yéebu ci yàlla parce que ki ko informé ne il est infecté il l'a très mal fait fekk ne mu ngi jugg ci car transport en commun di dem mu oo ko wax ko ne ko wàcceel car bi ci tël ko paniqué waa ji wàcc ba portable réer moom it mu jannaxee xamul fu mu nekk bon mais alhamdulilah rabbil alamin au final on s'est rendu compte que kenn amul contamination mais j'ai dit gars yi nañ sant yàlla parce que ñu ngi ci benn programme de riposte ba nga xamante ne mbir mi Sénégal kenn xamagu ko
am na ñu ko dund am na ñu ko dundul mais par cette occasion ñun vivre nañu expérience Covid bi xam nañu suñu la owee ne la sa njaboot entre nañu en contact direct avec des malades lan ngay ressentir xam nga suñu lay testé lan ngay ressentir xam nga aussi stigmatisation bi mooy lan parce que commencé woon na waaw ba bu ma bëggee def communiqué bi am na ñu ma ne non bul def communiqué xaaral bëri tax si saa si rek dama bëggoon def communiqué ne EMAD a été on a eu contact avec des malades fermé nañu bureau bi pour xool période ñu respecter période bi les 14 jours pour xool demee na nii wala demee na nële mais c'est une expérience qui nous a renforcé mais mu gëmloo ñu leneen gëmloo ñu ne que les mesures barrières yi ñu teg am nañu seen efficacité parce que ba ñuy def formation ba dañu respecter lépp li nga xamante ne moom mooy recommandation ñëpp takk masque ñu respecter distance yi respecter lépp et on s'est rendu compte on a dit ndimbalul yàlla la mais ni ko saltige waxee da ngay dimbali sa bopp yàlla dimbali la respecté nañu mesures barrières yi kon ñun on a vécu une expérience qui nous a prouvé que les mesures recommandées ont leur efficacité kon ñu ngi oo ñëpp ci ñu respecter mesures yooyu mu bëgg ci xëy na yokk dara saltige bi ñuy tàmbali moom xam na ci dara parce que on a informé le grand serigne de Dakar la ñu visé les quartiers de Dakar ak seen configuration traditionnelle yi ay village la yi ay quartier populaire la yi ay yu kan yu mel noonu moo fa ne donc ñu ne puisque dëkku Lebu yi dañ ci bokk nañ waxtaan ak grand serigne mais bi ñu ko joxee information bi daf ñu ñaanal nañu wéy leen ñu tàmbali ak moom ñu ne nañ informer la ville de Dakar wax ak moom tànn ko comme marraine jël monsieur Guirassy tànn ko comme parrain moom aussi mu wax ñu lu am solo parce qu'il a vécu la maladie moo taxoon sax ñu tànn ko pour moom mu mun ñu nettali son vécu mais il nous a parlé de la dimension spirituelle de la maladie muy dimension ba nga xamante ne na mu ko exprimer keroog vraiment xol yëpp ñoo tooy ndax maîtrise bi nga xamante ne am na ko ci mais ñooñu ñëpp ñu ci boole wax ak ñoom c'est pour que ñu peeg le maximum ci communauté bi mu am une adhésion populaire une adhésion massive autour de ce programme-là pour que impact bi ñu mun ko ressentir comme il le faut macha allah yàlla defal nañu sutura ba dox nañ ci lu bëri moo tax bi ñu ñëwee Yoff ñu ne saltige Mamadou Mbengue ci la bokk Ndiaga Samb ci la bokk ñoom Yónni Mbay ñoom Ndey Sambalaay yëpp ñu dugal leen ñu def le tour des quartiers traditionnels waxtaan ak chef de quartier yi waxtaan ak bàjjenu gox yi mu am une adhésion massive moo tax le travail qu'on a fait à Yoff vraiment c'est un travail extraordinaire exceptionnel et je pense que résultat yi defaguñu kii bi mais sentir nañu ne am na impact mooy sa émission bi ñuy def rek aussi avec Rewmi l'accompagnement de Enquête 221 loolu yëpp permettre nañu vraiment ñu lancer message bi wax ak askan bi et di ñaan yàlla ñu génn ci nu mu gën a gaawee. waaw loolu vraiment wàllu mbas mi amoon nañ ci tettal yu wax dëgg yàlla tey ji président APEX bu fi toogoon li may wax du ko weddi dëggit lay wax ñun duñu ñuy dem ci télé yi noonu nangam xew na lu ci ne rek lañ ñu sa wax ak fañ ñu sa yemloo la ñuy def wax ko yem lu ñu wax nit mu war ko def te mënu ko dañuy dem seeti pexe def dinaa ci sant nag quelque xoolal tey gis nga tey lii daje ci man bari na président Lamine Diack tey la verdigam wàcc moom bi may doog a commencé fii may doon jàppale parce que dafa ma recevoir ñu waxtaan mu ne ma man dama jaaxle woon sa papa ni ma ko xame woon mu daan ko servir la communauté daan ko servir Sénégal mais mu génn àdduna man daal dara yëngatuwul seen côté ñu waxtaan mu ne ma looy def rek te amoo ko na nga ñëw ma jàppale la si yu bari defal na ma ko mbas bi muy ñëw am na lu ma si def prévenir nañ la ma sa waroon def naa ko sama moyen bopp la sa desoon nag dañ demoon naka alal li Yoff day encaissé 100 et quelques millions par an xam nga nagu 500 000 teewu leen waaye man wax rek message moom buñ la ko joxee da ngay wax rek buñ defee baax na buñ deful baax na beneen tamit mooy bi mu commencé rek aussitôt am nañ beneen teetal boo xam ne am na lu ñaan ñu waroon def ci quartier yi saraxe ndox mu bari
waaw buñ ko mënoon sa état bi sax day jënd même denrée yi dañuy defe ni affaire yi ceeb rek même denrée yi ñu doon joxe war nañ si boole ndox saraxel ko réew mi mais bi ñu demee ba yooyu yëpp sottiwul imaam ratib laa si waxal moom it bu si toogoon fii dina ne dëggit saltige li mu wax dëgg la wax na Seex man la ma sa man ma def ko lañ ma sa jox ndëkk pour ma jël sama matuwaay def naa ko ndox la ba léegi waaw ñi ma si jot a wax naa leen ne leen def leen nàngam yàlla mën na def feebar mi ngeen mucc si yooyu yëpp def nañ ko si affaire u ndëkk île bi du pour fo bu Yoof du pour fo bu Soumbédioune du pour fo bu Ngor sax du pour fo bu Gorée du pour fo parce que ay kilifa ñoo fa dëkk ñoo xam ne ay génie lañ li ñuy dimbali waxuma Sénégal àdduna li ñuy taxawu àdduna dafa bari kon foofu ku fa dem man nga fa dem ñaan walla nga dem féexlu ji booy dem nga ànd ak ab yar sol yu yiw ñaan yendu féexlu ñibbi du pour fo île boobu nag man chaque année dama fay dem dama fa daan Gorée fële chaque année damay dem wuli Soumbédioune ñaan fa def fa lañ ma fa sante su ma paree ñibbise waaw damay dem di ñaan yi benn jour ñu ànd ak ay béninois ak ay làkkat yoo xam ne vraiment dañ doon dem rek pour féexlu ji pour noosi ji foofu ah ñun ñu dem mais bi ñu demee ñu xool comportement bañ fa am bi ma ñibbisee capitaine Faye léegi ñu nga bi accident bi amee léegi mu nga usu yi lañ ko yóbbu ku ñuy wax Saade moo ko remplacé bi ñu ñibbisee ba teer ci bato bi laa dem bureau ne ko bu ma sañoon île bi duñ ko def comme Ngor dañ ko fi war a bàyyi bu ñu amee lu ñu bëgg a def walla lu ñu war a ñaan ñu dem ñaan mais du samp këran bu ngeen arrêté wul xale yi fay dem di fo di ngeen ci am mbetteel bu fi newoon moom dina ko dëggal moo wax ko Cheikh Jibi sama ma ne ko Jibi li ma gis île ba gaal dina fa mës a këpp teguñu ci 2 mois bi mu këppoo Cheikh Jibi man la jëkkoo ne ma la nga waxoon de am na ma ne noo teguma ko fenn dafay am barab yoo xam nga Kaaba ga ku fa dem di fo mooy da ngay xaru loolu dafa am barab yoo xam du pour fo île la boo xam ne boo fa duggee yow saw fi yuux lay def ba nga génnaat boo fay dugg saw fi yuux lay def ba ngay pare li ngay def ñibbi ba sa bunta la am tey boo fa demoon ngelaw li am dalay tëj doo génn dafa ron boo gisee ñu naan île yi miim adam dellu miim del boo demee Gorée di nga gis ne Gorée G la boo demee Soumbédioune di nga gis ne ron la dafa ron boo yoree gaal di daw di ko xool di nga xam ne nii la def te boo wëree ba pare ci bunta ngay jaar pour dugg ci île bi bu Yoof noonu la mel boo jëlee avion tiim leen noonu lay def kon du barab bu ñuy fooy loolu catastrophe am fa autorités yi doog a jël matuwaay yi ñu war a jël pourtant dañ naan saltige ga wax parce que dama leen wax ni yére yi du mooy définir affaire bi yu xonq ya pétaaw yi yàlla bu fekkee li mu la may pour mu feeñ il faut bi yére koy wane yére bi lu mu si doon su ma bàyyi dafa daan wax ne doom su ma tëddee di nelaw nit ku bon balaa jóg di defi lu bon ma wër àdduna juróom-ñaari yoon te pourtant boo daan ñëw fii mosul mooy sol dara yu rafet yi mosoo kaa gis mu sol te dafa la Sénégal kenn sañul Senghor da daan dawal otaam ba fii guddi di ko consulter Abdou Diouf noonu te pourtant loolu mosoo kaa yëg si ñoom luñ mas a dimbali seen ak njaboot dimbali ko ne pat lu naka andi catastrophe Sénégal ak réew mi ñu def ko wax def sa lañ sa war a def ñëw ne pat waaw loolu moo lay wan ne yére bi lébu yi sax boobu du seen baax boobu séeréer yi la ay yu xonq yooyu bokkul si ñun
wax dëgg yàlla waaw waa ngay léegi la mais yooyu il faut ñu jël ci sunu matuwaay moytu parce que léegi presque rab yi ak jinne yi seeni place yëpp gars yi dañ koy daaneel di ko dëkki léegi nag ci mbedd mi la ñu jëm mbedd mi nag buñ ko bokkee gars yi ñuy daw li Serigne Cheikh waxoon waaw ñoo xam ne ñoo yow bokk mbedd mi ñu di la gis doo leen gis catastrophe la te loolu moo ñu dal léegi Ndakaaru loolu nag dañ ci interpeller les autorités ñoom am nañ ci responsabilité buñ bëggee mu baax mu jub tegu yoon j'ai dit au sous-préfet ma ne ko sous-préfet yaa gën a xam ne Yoff bu état war a wax xam na ki mu war a wax xam ne ki fi nekkal la population am ki fi nekkal boppam am kiy def lu sérieux ak lu sérieux xam nga ko lu tax ngeen bëgg gëmm ci loolu te yëg nañ ne bu ngeen di jëflante ñoo ñuy def ak caay-caay ngeen ëpp lu ngeen jëflante Abdou Khadre xool li muy def ni mu amee solo démb ñaanal naa ko ne ko yàlla na nga nekk maire parce que ñi maire yi def la ñuy def kay lii maire yi def la ñuy def man lii maire yi def laay def joxe naa 1500 bourses boo ko xaymaa 1,350,000 5 ans yi am na xale yu si génn ñenn ñi maa leen toppatoo ñu ngi liggéey ñu ngi AIBD loolu la ñuy déy ak nit ci kaw suuf mooy loo tanee nit ki nga dimbali loo man te sa morom manu ko nga jàppale ko si lu sa dëkk soxla nga man ko sunu paa yi dafa ñu waxoon doom lu ngeen def si Yoff wala Lëwigo lu dul taxaw dimbali leen loo ngeen am bokk ak ñoom luñ am ngeen bàyyi ko ak ñoom yàq ngeen seen jëf doom ju si def leneen la nga bëgg doo ko am moo tax ñu tamit ñu di si sonn di dem si village yi ki xam na leen ñu coordonné 121 village lépp loolu du lu ndaw grand sëriñ sax jàmbaar la yàlla na ko yàlla fay waaye bari na ñu ko sopp man maa tax bu ma détaché woon si moom rek dina bari ñu détaché wu loolu yëg sa mbokk bàyyi ko xel lu mu ne nga neseex moom lu mu metti li nga ñëw lu mu bëgg nga taxaw si boo ko mënul sax nga ñaanal ko yàlla waaw loolu mooy la communauté vraiment anniversaire bi xaw moo ne tey na ñi si génn àdduna yal leen yàlla xare aljana te ñaan catastrophe boobu yàlla bu mu fa amati caaxaan tamit yàlla bu mu amati si île boobu ak yeneen île yi fi ne yëpp si barke Seydina Mohamed ñaan yàlla rek feebar bi yàlla na ko fi yàlla gaaw jeexal waaw recommandation bi may wax rek mooy li ñu waxoon si biir waxtaan bi rek mooy nit ñi gën a am discipline xam nga léegi Sénégal moom indiscipline bi dafa bari léegi loolu il faut ñun ñëpp ñu yaraat suñu bopp bu ñu bëggee yàlla dimbali ñu te waa Dakar surtout Dakar laa féete Dakar bari na lu ñuy dugg léegi du woon seen domaine boo gisee lu bari jëfe léegi Ndakaaru mooy léegi dañu dugg ci loo xam ne du woon seen domaine du woon seen cër kon loolu bari na am na Yoff léegi lu nekk ñuy ganese te loolu baaxul pour la communauté baaxul sax pour ab jullit waaw mooy agression commencé na fi am nit ñaa ngi commencé utiliser drogue te loolu vraiment bi nga nekkee ndaw daaw gis sax kuy dox ci mbedd di tërëf walla di naan sàngara te léegi loolu dafa commencé am suñu communauté bi commencé di law Sénégal loolu nag mooy ku nekk rek na ci jëlaat sa responsabilité te ñu wàkkirlu ci yàlla mooy ñun ñëpp dañu war a ku nekk boo tëjoo sa néeg xam na yow yàlla dafa la fi wàccee pour yow nga def lu baax jéem lu baax ba kër ba la fi yàlla jël bu fekkee bëgg nga sa tur des fi am na mag damay wax ne sama papa bi muy dund amoon na génération ñu mu bokkaloon génération du jeex mais chaque jour nga dem ci place ñu wax turam loolu dara mayu ko judd bu foor mayu ko nangu woon a ànd ak seeni mbokk luñ am bokk ak ñoom luñ nekk ñu nekk ci ñoom loolu mooy ndono lébu mooy ndono nit ku baax loolu ñu ngi koy wax les Dakarois di ko wax les Yoffois di ko wax Sénégal gépp Sénégal it sunu autorités yi tamit
faut ñu jëlaat seen matuwaay surtout les politiques politique yi li ñu yàq léegi ci réew mi dafa bari loolu il faut politique ñi ko daan def bu jëkkoon bu ñu paree dañuy jiite ji ay juma bu ñu jeexalee seen politique du leen tere Mamadou Diop bi mu jeexalee da doon ñëw juma di julli Alioune Samb député maire la woon imam ratib la Caaroy il faut ñu indi xeeti politiciens yu jëkk yooyu jàmbaar lañ jéem nañ ci wax dëgg yàlla jàmbaar lañ waaye méthode bi ñuy defee moom war nañ ko seetaan. mooy ban. waaw mooy boo soxlaa nit ñi rek des fois ngay dala nit ñi gis nga nekk seen disposition xam nga lii may def nii bu fekkoon autorités yi xam nañ li xew duma ci ñàkk sama xaalis de kon dinaa ko teg fii jaamu yàlla bu ñëw am ordonnance walla mu soxla dépense ma jox ko waaye damay obligé def ko loolu da nga leen ñemewoo leen te lii ma toog ni dañ def ne lébu yi moom yàgg nañu wax lislaam dañuy ñaan kaamil de man nit ñi sax dañ ne ma buñ gisee dama am daara joo xam ne dama def ak ñoom partenariat lu ma rey si nag jàng naa kaamil pratiquement fii chaque mois bu ma des fois sax chaque mois 2 mois ñu jàng fi 2 fois kaamil su ma amee 25 000 rek oo xale yi defaral leen dëkk ñu jàng kaamil ñaanal dëkk bi ñaanal jaam yàlla bu ñu waree ren di gàtt ma dem ut ren di boole si non miraaran bi mu ne moom année bu ne dinaa jàngal ma 20 kaamil wala 15 waaw yooyu yëpp ñu ngi koy wax di waxaat rek ñun ñëpp ñu gën a farlu feebar bi ku ne ñaan ak moytu ak jël matuwaay yi ñu war a jël yëpp bu ñu ko defee rek yàlla mën nañu dimbali vraiment di ñaanal rajo bi yàlla na ko yàlla gën a yaatal ñaanal sunu télévision Aminta antenne 221 yàlla gën a yaatal seen télé yi ak seen rajo yi ñaanal président moom ñu ngi koy ndokkeel fierté la pour la communauté fierté la pour Sénégal parce que moom wàllu kii moom yàgg na si do ñaanal laas ñaanal ñëpp yàlla ñu yàlla jàppale te may ñu li ñuy def yàlla bu ñu si gis sunu bopp lépp lu ñuy def rek na yàlla tak ak la communauté buñ nga defee rek yàlla mën nañu dimbali.